bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi dinu seetaan ñu ngi lay dalal ak jàmm ci sa kanamu télévision Futur Média di ziar itam ki nga xam ne mooy borom kër gi ñu ngi koy nuyu di ko ñaanal yàlla moom sunu PDG nuyu itam mboolem directeur ci biir kër gi wéye leen nag nuyo bi ci wetu kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gu rëy di leen nemmeeku macha allah di ñaan ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla defal leen jàmm jooji itam mu wasaare ko ci biir dëkk bi yëpp ñu ngeen nuyu itam beral nuyoo sax laay wax ñi nga xam ne ñooy sunu ay xalifa généraux noo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu ak waaye itam di sàkku ci ñoom ñaan gannaaw bu ñu leen ñaanalee yàlla ñu yàgg fi lool te mu ànd ak wér ñu ngi daal di wax nag salaamaaleykum ba tey mbokk yi dugg ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi di leen nemmeeku di leen seet di leen fàttali ne sunu borom mooy dogal waaye macha allah tàllalaat ko loxo rek mu wéral leen te bañ a tëral kenn acteur de la santé itam ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax àdduna ni mel ku fi ne ku ne di nga ñam ci yi fii am te yi fii am boo ko muñee rek macha allah yàlla leeral sa yoon ñu ngi ziar ñi nga xam ne caabi def leen a féete gannaaw di leen massalu coono toogaay yooyu di leen ñaanal itam des lendemains meilleurs yàlla mën na ko yàlla na ko def yaa rabbi ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñuy fàttaliku bu baax ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njëggalu sunu borom njëggal googu yàlla na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci la ñuy fàttaliku sunu ay wayjuru bopp suñu ay wasila sunu ay soppe macha allah yal na yàlla yóbbu leen ca aljana yi gën a kawe suñu soppe ba maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum ak ay soppeem yal na yàlla yokk seen leer macha allah atte leen ci yërmandeem ñu ngi leen di wax bismillah altine jàmm semaine du jàmm itam continuer sunu thème ndax xam ngeen ne thème bi thème bu am solo la thème la boo xam ne dana soxal mag ñi tos thème la boo xam ne dana soxal xale yi soxal góor soxal jigéen ndax dañu nekk ci jamono te jamono itam di dox ñu dikk ba jamono boo xam ne réseaux sociaux yi dañoo bëri échange yi dañoo bëri link yi dañoo bëri kon bokk réseaux sociaux la cay baax ak la cay safaanu moom la ñuy waxtaanee ca ndorteel ba dañu fogoon ne ay xeetu baax rek lañ ciy am waaye gis nañ ne am na ñoo xam ne ni ñu koy utiliser dafay daw yaram ni ñu koy utiliser mooy yàq nit ni ñu koy utiliser mooy bind ci loo xam ne ba àddunay jeex dootu ci deñ ndax bu ñu fàtte mukk nag lépp lu xas ba dugg foofu lépp lu xas rek ba ñu ne ko clic mu daal di feeñ bu nu moytuwulee say sëtaati sët dañ koy gis kon mbokk yàlla na yàlla sanguñu sutura bu baax a baax ndoy baan dinaay faral di wax fii jàmbaar amu fi ku yàlla dimbalee fi am ne réseaux sociaux yi lu ne mën na cee am ca njalbeen dañu ko tijji woon pour mu nekk ay groupe yoo xam ne dañuy échanger dañuy liggéey dañuy jëmale seen ay mbir kanam waaye mu mel ne ñeneen daal dañ cee rax leneen li ngay wax yëpp du ma la faale ndoy baat maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. gis naa nag ma soofalee. waaye du ma la faale. non tey kay sa émission bi dama koy soofal ba mu soof. fii li ma la laaj joxoo ci teewaay Inia de Saba. tuddul noonu de. xam naa dama wax loolu ñu naan Inia de Saba. tur boobu xam nañ ko bind rek lay def. jaajëf ñi ngi ziar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp di ci jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér mbokk taalibe yëpp ak jullit yëpp di ziar waa Pire Sañoxor di jiital sunu xalif ba sëriñ Mansour Cissé di leen yégal ñu sunu gàmm ga le 7 décembre la gàmmu Pire ne ko jullit yëpp yëg gàmmu Pire le 7 décembre ci ndigalu sëriñ Mansour Cissé xalifu Pire ak ki nga xam moo di moom parent Djibi Diagne ak monsieur le maire ak Baye Bada Dieng monsieur le maire Serigne Boub ak notable yenn ci dëkk ba yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di ziar waa réew mi yëpp ñëpp yàlla nañ am jàmm di dalal jàmm sunu gan gi nga xam ni tuddul Inia bal xiis la tuddul noonu la ko papaam tuddee bal xiis xam nga lan ak la ca topp voilà xam naa après dina présenté mu bàyyi turam bi muy wàññi waaw kañ mu bàyyi turam bi muy wàññi sunu xel a ngi dem itam ci ajaratu Néné Ndaw mi nga xam ne barki Dembo Njaay la ñàkk doomam muy sunu doom Abdoulaye Cissé Abdoulaye Néné Ndaw moomu Abdoulaye Néné Cissé macha allah yal na yàlla yóbbu ko aljana soxna Néné daañu daw ñëw foon si la nu mu gënee gaaw ñu ngi jàlle itam ki nga xam ne mooy médiateur di Cissé macha allah ci doomam boobu génn àdduna yal na ko yàlla yóbbu aljana suufu Touba yal na woyof ci kawam Inia de Saba maa ngi lay wax bismillah. asalaamaaleykum.
waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi leen di ziar di leen nuyu yéen ñëpp. di man waa Igna de Sabale ma nit ñi xamee. bàyyil ma ki toog sol bu la de da lay xam nga ne c'est un perturbateur. waaw Ndoye moom du ma ko wax dara sànq ba tey mi ngi may attaqué mais dinaa fayu. dëgg la mais Igna fait partie de mon nom. Igna Balxiis Gassama laa tudd. nit ñi nag gën ma xam ci Igna de Saba. maa ngi rafetlu tax invitation bi. tey thème bi nga soulevé mënuñu ci bañ a wax parce que si la ñu xamee. waaw donc dinañ kontaan si wax ci incha allah. est-ce que xam nga am na ñoo xam ne dañ ma war a fay ne dañ doon gis Igna de Saba mais xamuñu kanam gi nu mu mel ma foogoon ne ngandam meer la ndekete yow lu tuuti la minuscule. waaw loolu moom gars yi ndeysaan saa yu ma dajeek nit ñi su ma nee Igna de Saba rek ñi ne ma yow yaay wax lii yëpp. Loolu moom bëri nañu ma koy kii parce que li may dugal samay photo gaa daan naa dugal ay photo mais après bu fekkee ne da ngay wax ci actualité ku nekk nga mën a laal. donc da ngay yenn yi des fois ñu bëri comme sama wayjur daf may wax naan ma yow ñëpp lay tudd ñëpp ay kii après moo taxoon ma éviter des fois di bañ a dugal samay photo yu bëri te même su ma dugalee sama photo sax ñu bëri daanuñu gëm ne man la tellement ñu bëri dañuy di foog ne góor mooy wax ku nekk daal ak gis-gis bi muy waa après waa li muy foog mais d'habitude quand nit ñi suñu ma gisee dañ naan kon yow yaay wax lii non yow li ngay wax rëy na ñuroowut ak sa jëmm ma ne leen wax kay mën na bañ a ñuroo ak jëmm mais li nekk ci biir moo am solo te muy dëgg rek ñu bind ko exactement ci lan ngay faral di bind man nag damay rappeler ne tu es blogueuse. waaw blogueuse d'actualité. man loolu la kii sama bopp parce que man ci actualité lay dox tey jii bu yéenekaay yi xëyee bind dara damay xool li ci gën a important ma traité ko ak nag benn touche d'humour. Comme des fois nag day am ay sujets yoo xam ne dafay sensible dafay laal tarixa diine wala mu laal koo xamante ne vraiment nit la ku ñu xam mais dañ koy traiter parce que information mënuñu ko information dañ koy segg gaa mais li ngay information mënuñu ko doo xam tey lan mooy xew da ngay xëy tey jii nii ñu ne lii am accident am na fii mara day taali lii am na fii lii donc yow yaay segg info bi nga xamante ne moom nga yaakaar ne askan bi moom lañ gën a soxla nga def ci touche d'humour daal di koy jox nit ñi. Très bien. ni nga waxee jaar na yoon am na soxna su toog sa wet moom nag suñu collègue la dama koy may mu présenté wu au grand public bu ko defee ñu daal di gën a àggali waxtaan bi soxna si maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay ki toog bu la ne woon noo tudd loo koy wax. Maguette Coulibaly mooy sama tur. nekkul bu la ne woon luy sa liggéey. Digital manager du groupe Futur Média. Donc li wàllu ci information internet réseaux sociaux site internet application mobile donc ci yooyu laay yëngu. Très bien Maguette plus connue sous le nom de Maggy mooy sa signature. Voilà. Très bien léegi nag bu ma la doon laaj naka la monde réseaux sociaux yi def naka la buuxante bi def naka la yëf yi def lan nga may tontu. Je dirais que jamono ji ñu nekk mënuñu tudd dara sans boole ko ci. Donc am na doole boo xam ne nii mën nañ ne sax jéggi na liñ ko doon doyee. dëgg la ndaxte day dem ba doole mbir su demee ba am yenn doole yi dootoo ko mën a maîtriser. donc njàngat boobu moo ci gën a difficile mais outil la bu diis bu dëgër. pour jàllale waxtaan pour jaay pour liggéey. donc suñ jël benn waxtaan boole ay nit moo leen taxoon a jóg mais dem na ba mën nañ ne am na benn côté boo xam ne dina yàq. dëgg la ndaxte ñi ko yor. xamuñu diisaay bi. xamuñu ni mu toll. mbir nag soo ko yoree xamoon ne dalay gaañ. waaw. ni ñu koy utiliser du yomb. pourquoi bu ndaw mu nekk loo xam ne nii tas na àdduna. parce que information bu ndaw. mu tas àdduna ndax village planétaire yow nga bind ci sa filimu bopp. nga tas àdduna ci sa bind yow. ci sa bind tooñ nga ñu bare.
exactement loolu moom bëri na. merci Maggy. li mu wax laay feddali ne vraiment dama def duo bu garaaw de. waaw dama ko tey rek def leen duo foofu ne toog leen nii. exactement mais bon tey réseaux sociaux yi fi mu yegg dafa tey jii des fois damay gis man ay nit yoo xamante ne dañuy utiliser WhatsApp wala ñuy utiliser Facebook te jànguñu. des fois ñu ciy def yoo xam ne man mi nga xamante ne am naa lu ma ci xam am naa lu ma ci jàng as tuut xam fi yàq yi mën a yegg des fois damay tiit bu nit ñi di ko utiliser nii des fois démb rek maa ngi gis kenn ku may wax ne moom dafa partagé woon benn xaritam moo ko partagé benn vidéo mu ji yore vidéo bi jox ko doom ji daf ko ci statut nee na 24 heures téléphone am di xar te moom yëgul lu xew pour te dire que nit ñi. doom ji mooy kon tegal foofu baaraam. léeg-léeg dañuy bëgg sunu doom yi ba wàcc leen ak suñu téléphone ñu dugg ci parce que téléphone adulte la. nga jox ko xale bi mu def ci loo xam ne kenn mënu ko woon xaar. loo xam ne kenn mënu ko expliquer. te ci en 24 heures ku nekk dina ko nga gis na gars yi commencé di screen denc ñi la bëggul woon a xas-xas la ñi la bëggul woon a lu doy waar moo tax xale yi tey dañ leen war a vraiment limiter si téléphone yeeg yooyu ñun ñi nga xamante ne tey dañu tas xabaar des fois ñu tas xabaar boo xamante ne dafa laal suñu mbokk wala mu parce que nit lañu fii lañu bokk donc te li may wax rek comme information su fekkee mënoo ko natt mënoo da ngay xëy ñu ne la lii moo am loolu noonu mën na laal sa mbokk donc mais tu es obligé yow nga jël information ba relayer ko parce que loolu lañ la xamee maanaam juge bi tey bu dee juge ba ñu indil ko tey mbokkam dana def liggéeyam dana bu dul ne dañu am charte buy wax ne diw du juge mbokkam wala dara parce que xëy na yooyu itam am ca foofu te duñ ko xam exactement te tey yàq ci réseaux sociaux yi dafay yomb tey joxe ñun ñi di joxe information des fois nga juum parce que nit ki si li ngay liggéey si loolu ngay juumee joxe benn information boo xamante ne du dëgg balaa nga koy rectifier fekk na tas na moo tax balaa ngay joxe information nag nga wax ko vérifier bu baax a baax. très bien. parce que ñun bi ñuy door ci internet nit ñi dañu xam xëy na bind bi gënoon na dëgër gënoon na gaawantu gënoon mais avec le temps da ngay xamaat lu bëree parce que di nga ci am ay histoire yu bëri yoo xamante ne yow sax sa jëmu bopp dina tax nga xoolaat sa toogaay bu baax a baax. waaw. mës na la daal. mës na ma daal. nga bind police woo la. ma bind benn loolu bon nekkul woon bind. loo bindoon dama ko dee bu fekkee ñeme nga tey laay xam ndax ñeme nga. non si problème mu benn page bu ñu doon administré. d'accord. bi ñuy administré page bi nag am ay coow ci biir page bi après ñu génn nañ ci page bi. ndax page bi dafa amoon ay affaires yu nekkoon ci suuf affaire yooyu noonu léegi nag ñu jël photo ndaw si nga xam ne dañoo amoon ak moom problème ñu partagé ko. kan moo amoon ak moom problème yéen wala ñun ñoo amoon ak moom problème mais bi ñu ko partagé dañ ñu woolu mais ça se fait pas. ne ñu lii waroo leen ko def. ak yeneen mais après vraiment bàyyi woon nañ lépp ci loxo te ñun biñ ñu woowee sax daan nañ leen bind ay message parce que da ngeen nekk nit ñoo xamante ne boo leen bindee fépp la ñu bëri dañ koy lire. te yéen da ngeen di te da ngeen di nekk ci ay groupe yoo xamante ne vraiment ñu bëri dañ koy suivre. ay xale tey groupe bu mel ni Galsen Fun ci administrateur yi laa bokk mais da ngeen wax donc di modérer. boo leen gisee loo xamante ne dafay yàq walla loo xamante ne day laal religion surtout affaire tarixa yi dafa nekk point boo xamante ne bu sensible la mais nit ki fokk nga xam dayoo problème bi pour mën na gérer ko des fois man comme dama yore page bu ci réew mi nga xamante ne page buy doog a juddu la
dafay relater li nga xamante ne mooy ñaata weer la ñaata at la 6 mois. d'accord 6 mois waaw. ñun ñëpp mosuñu lire ci réew mi waaw yàggul noonu mi ngi dogal parce que ci réew mi hashtag la boo xamante ne dama ko doon utiliser bu ma daan relater ay information ak touche d'humour bi ma dem nag ba ci réew mi vraiment ñëpp xam ko ñëpp xamee ma ko. léegi ma ne pourquoi pas ma ubbi benn page pourquoi pas ñu def ci benn site d'information boo xamante ne site d'information bu fiable lay doon vraiment bugguñu bon dañuy gis site yi des fois li may wax dafa am loo xamante ne mën nañ ko dugal ci groupe Galsen Fun mooy reetaan loo nit ñi mais du tout le temps lañ war a reetaan loo surtout jeunes yi bu fekkee ne dañuy suivre benn page da nga leen di war tamit di leen yee di leen xamal ne lii xew na très bien mais bon page bi page yu fun la à la base fun mooy bàyyeeku waa reetaan tooñ nit ñi voilà alors Maggy la belle Maggy de GFM am nañu bànneex bu mag di la fi dalal GFM itam boo ma doon wax seen liggéey parce que yéen itam ku mel ni Eva ak keneen lu bare mi ngi koy xamee ci site GFM bi yéen a ñuy jox IGFM je vais dire IGFM yéen a ñuy jox yenn information yi seen ay information seen ay mbir naka ngeen koy defee. IGFM nag xam naa ne day nekk lu keneen yooxe ku tudd Daouda Mine mu nekk directeur bi. mu nekk journaliste xam naa ne côté technique nga gën a gérer que information alors waaw communication digitale du marketing digital ñu ngi def ba nga xam ne ni site bi mën a am doole ñu xëcc nit ñi ñu dem di ci. ba tey laaj la ba tey di ci gëstu. donc ci biir yooyu ba fa nekk ne surtout la partie réseau social. day nekk loo xam ne ni dañuy éviter toujours di wax luy féewale. information bi niñ koy relayer nan lañ koy bindee. ndaxte groupe Futurs Médias ñun ñëpp xam nañ ne miroir la nit ñi dañ ci bàyyi xel bu baax. liy jig beneen page mu bind mu jàll. ñun duñu jig. dëgg lenn lu ndaw luñ ci bind loo xam ne nekkewul noonu ci saa si dañuy am retour yi woote yi fu nekk lay jógee. réclamation yi fu nekk lay jógee moo tax yombul. da nga war a gëstu war ci def ndànk doo ci yàkkamti sooy liggéey ci lu mel noonu ndaxte comme je disais quand je commençais dafa am doole fi muy yegg yow sa bopp sa xëy na doo ko natt donc la nga cay wax dafa war a engager sa responsabilité sa crédibilité mu nekk lu la wóor lu la leer ak li nga xam ne ni gëstu nga ko dajale ko mu nekk information bu weex Ndoye Bane dégg nga tontu Maggy yow itam defoo cey réew mi mais cey Ndoye Bane am na de cey Ndoye Bane te xam nañ ne yow itam doo jug ci non c'est que réseaux sociaux yi dañ dem ba xamatuñu qui est journaliste qui est animateur qui est comédien qui est présentateur qui est chef religieux qui est kenn xamul réeroo daf ci am ñëppay bind ñëppay journaliste ñëppay tout moo tax réseaux sociaux yi jaxasoo soo xoolee dama koy su faral di wax yeneen site internet yi di ma coow y a 3 sites yoo xam ni loo fa gis dëgg la muy Seneweb Leeral IGFM parce que ñoom ña fa nekk di fa liggéey ay nit yoon yoo xam ne kenn ku ci nekk def nga plus de 20 ans de journalisme ña ko jiite Daouda Mine moo jiite IGFM jaar na fu ne kooku lépp lu ñuy publier ci sitam da koy saytu ba mu leer nañ. très bien journaliste bi gën a nulaar dans ce pays mooy journaliste buy wute information ci réseaux sociaux yi. nga ni journaliste bi gën a nulaar bi gën a nulaar gën a nul gisoo ni ma ko te loolu daf fi bari ah. waaw journalistes yu nul dañ fi bari. ou bien des faux journalistes yu wute ay information yi ci réseaux sociaux yi. man des fois ma gis benn information ci réseaux sociaux yi automatiquement man am naa ay link fu ne fi ma toog laay toog vérifier ko ñaata yoon nga ma jox xibaar. waaw nga jëlee ko ci réseaux sociaux yónnee ma ko ma jox la ci ay xibaar yu leer ne la lii nii ak nii la demee c'est pas vrai. des fois ñu gis benn jour benn affaire boo xam ne publier nañ ko depuis ba fi Ablaye Wade nekkee. ñu publier waat ko. nit ñi di ci coow fekk man ba ma gisee information bi yàgg na. des fois sax man ñii dañuy jël sama ay émissions yoo xam ne ba ma ko defee booba depuis ay 2006 ñu indiwaat ko
daggat ko dugal ko ci réseaux sociaux yi mu mel ni démb laa ko def. d'accord c'est que reportage yi ma doon def ci prostituées yeeg ci yenn lesbiennes yeeg des fois da nga gis benn site internet boo xam ne amuñu contenu amuñu luñ publier ñu jël sama benn extrait bu ndaw daggate ko dugal ko. gars yi di ci commentaire weeru lëm di ko coow Ndoye Bane wax ne ni fekk reportage boobu ba ma ko defee mat na 15 ans. très bien. donc le journaliste ki nu journaliste tey def loolu kooku il est nul am na ñoo xam ne fi ñu toog leen toog. ci seen biir néeg la ñuy toog ni dañuy informer waa Sénégal loolu c'est grave et puis yenn page yi nekk ci yenn ci Facebook bi ci ban titre ba tey ci titre taskatu xabaar. moo tax man la Sénégal dañu dem ba réseaux sociaux yi yàq xamatuñu kii et kii. nit day toog ci biir këram génne benn information publier ko. si yenn site internet yi gis ko reprendre ko. suñu demee ba ci biir gis ni lii ñu publier ba site internet yëpp reprendre ko. nu mu tuddati c'est pas vrai. léegi su fekkee site internet dañu bëgg dañuy war a bàyyi copier coller. dañuy copier fenn ci benn page nit. coller ko comme par exemple ñi seen kii yi ñu yor seen page Facebook yi ñu yor. est-ce que c'est crédible. c'est pas ay xaw ma fën xaw ma naan yooyu lañ fay publier est-ce que c'est crédible. non et puis non xaaral ma ñëw et puis dañ fay publier loo xam ni dañ fay publier loo xam ni tamit est-ce que am na njariñ. Ndoye Bane mu dem France sol lu ñaaw. ñu publier ko loolu ban njariñ la am. boobu moom Ndoye Bane mu jóge fii dem Pire ñu publier ko ban njariñ la. Eva Tra mu toog à salon di dawal oto gaari ji buntu këram ñu publier ko ban njariñ la am. il faut ñoom ñu yor yenn page yi ci Facebook yi ñuy publier lu am njariñ loo xam ne man su ma ci duggee lire ko jàng ca dara mën ca dara. très bien comprends nga. et puis dañu bëgg yenn page yi page yi am na ci Facebook yi dañuy bëgg defetu nit ndeysaan su amee nit nekkee ci malheur nit ku nekkee ci problème dañ ciy profité quoi di ko publier xooleen diwlu ko dal diwlu depuis su nit kilifa gaañoo yenn saay ñu koy filmer enterrement ba corps ba nañ ko tëddale yooyu doo ko gis ci site internet bu mel ni Seneweb doo ko gis leeral ñeme woo ko gis IGFM parce que ñooñu yooyu page yooyu ñu responsable ñoo ko gi comme soxna si wax IGFM soo ñu juumee ba dugal loo xam ne du dëgg yow mi nga xam ne xamoo fi bureau IGFM ne sax da nga koy yëg sa bureau ñun ñëpp dañuy waa TFM waa RFM waa GFM la ñu def patati ñun moo tax souvent ñoom suñuy dugal dara dañuy xaaru lir saytu ko ba mu leer su leen leeree ni lii suñ ko dugalee du amul benn njariñ duñ ko dugal mais page Facebook yi moom su ma xamoon borom Facebook naa ko woo mu tëj Facebook parce que Facebook bokk na ci li yàq Sénégal yokk na fen yi yokk na jëw yi yokk na naafeq gi ci réew mi yokk na yàq der gi ci dëkk bi. ñu ngi ziyaara bu baax a baax soxna Astu Mbàkke mu sëñ Mourtala macha allah ñu ngi koy ziyaar di ziyaar waa këram yëpp di leen nuyu jaarale ko nag ci loxo ki nga xam ne mooy Eva Guissé moom Penda la tuddoon waaye nee na ba yaayam génnee àdduna dafa jël turu yaayam toftal ko ci bosam macha allah kon boog Penda Guissé ñu ngi lay nuyu bu baax a baax sunu lingeer boobu nee na kontaan na ci sa teewaay moom itam alors dafa mel ni da nga yoreel kii tontu balaa maa dem ci ñi nga xam ne ñoo fi indi la première radio digitale allo Tata Eva allo allo oui. salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. bisimilah ñu ngi lay déglu. Tata Eva ça va. ça va alhamdulilah. ça va bien. ça va bien merci kooku. allo. allo oui maa ngi lay dégg. waaw léegi nag maa ngi lay dégg moom. bis Ndoye Bane laa bëggoon waxal. maa ngi lay ziar kooku la. tonton Ndoye Bane ça va. ça va alhamdulilah. te numéro laa bëggoon. 177 150 17 17. bàyyil ko message WhatsApp voice. di nga jot passe partout. très bien non boobu dina jot passe partout bi sur le terrain. très bien. am na tontu bu ndaw boo bëggoon tontu waa ji de man yooyoo ma neex man balaa may kontaan rek ay tontonte yu subtil am fi. waaw xam nga Ndoye li mu wax am na loo xamante ne kenn mënuñ ko am na page yoo xam ne. waaw bëri na parce que loo xamante ne ku nekk da nga yore sa téléphone tout le monde est connecté maintenant donc ka wérul ki dof ki am problème ki amul problème ki xelam gàtt ñëpp a ngi yore seen téléphone. ñëpp a ngi am seen connexion donc ku nekk ak na nga koy utiliser
donc yooyu moo tax pour nga canaliser ko mu xaw a metti mu nar a nekk lu metti léegi tey ji page yi bi nga tudd mooy Galsen Fun bi nga xamante ne man ci administrateur waaw ci administrateur yi boobu page la boo xamante ne bu nit ñi stressé xam nga nit ku nekk ak problème am des fois boo fa duggee mënoo ñàkk a ree parce que di nga romb pub boo xamante ne bu nekkul pub bàcc Drizzy dina nekk xujjakan wala mu nekk keneen koo xamante ne ay black lay def ak yooyu bokkul ak man li nga xamante ne moom laa choisir pour def ko mooy relater ay information nag tey dinañ sukkandiku ci site yi nga xamante ne ci fan ngay jëlee sa ay information waaw man dama dem ba nit ñi xàmmee la ci dañ lay woo nit ñi dañ lay jox dara day xewee caaro yi wala mu xewee fenn nit ñi envoyé la ko envoyé la vidéo bi show bi nga saa si exactement fan yi dama xaw a raar parce que dafa am yu bëri yoo xamante ne dama ko nekk di ko bind di ko xalaat am na loo xam ne war naa ko débuter sax ci semaine bi incha allah donc ci yooyu laa nekkoon moo tax mais man ñu bëri dañu dem ba xàmmee ma joxe information ñun information yi ñuy joxe dañu sukkandiku ci site yi nga xamante ne moom nga fi tudd ak site yoo xamante ne am na yeneen site yoo tuddul yoo xamante ne ay sites yu fiable lañu mais tey li ñu mën a wax rek tey benn soble bu yàqu ci biir kii ni mu mënee yàq soble yépp day dem ba ñëpp da ngay foog ne ñëpp a yem parce que fël xoo réeroo dafa bëri te ñu ci bëri duñu dem xool source bi parce que tey information dafa war a gaaw léegi bu fekkee na nag yow da nga nekk xale au début man information bu ma ko jotee rek parce que da ngay dem ba xam ñan nga war a suivre pour jot information yu baax yi au début man noonu laa doon def information bu jotee rek nga gaawantu kii mais léegi avec le temps boo jotee information di nga def 10 minutes boo xamante ne di nga dem vérifier parce que di nga xam fan nga koy vérifier bu nekkee dëgg la nga dugg ko mais tey ji Sénégal wax fi dëgg sax dafa jafe. tey ji dama lay poser benn question tey soo duggee ci Facebook bi. nga gis page Mamadou Ndoye Bane. mu bindal la que ni Eva Tra démissionné na Futurs Médias. ci page Ndoye Bane. nooy def. man liggéeyee naa fi. non dama ne kooku danga naan man dama naan la nooy def. nu may def. waaw damay woo link yi ma am. waaw vérifier. waaw mais ñooñu mën nañ ci bañ a xam dara. non moo tax ma ne la information xam nga man daf may dal. dal na ma xam nga Ndoye Bane ngi toog ak Eva. tey jii Ndoye Bane man mi ngay waxal man ci information lay dox. non man am naa ci ay information yu ma Eva Tra non xam nga tey jii waaw nekk na ci jàmm. xam nga Ndoye Bane su bindee dara ci Eva Tra ñu ngi gis ko ci page Ndoye Bane Facebook danga naan dëgg la. déedéet. parce que danga naan ñoom ñaara ngi toog ñoom ñaara yi liggéey. su ko Ndoye Bane loolu la ñu bëri di def moo tax réeroo bi bëri. mais su fekkee ne tey da nga jël information boobu taxaw nga vérifier. parce que comme ni nga wax tey site IGFM. fan yii rek def na benn juum na te pourtant site bu crédible la. ci la. bi ñu defee waaw. alors bienvenue bi ñu defee insolite ne juum nañu. non déedéet xam nga lu tax. ta Eva man Daouda bi mi wax xam naa ko parce que maa ngi ko xamee fii daf nekkoon na Actu 221. d'accord. te ci li ma doon liggéey ci réseaux sociaux yi moo tax kon ñu jël ma. d'accord. donc su amul woon crédibilité. d'accord. xëy na duñu gis ne war nañu ma indi fii ñëw naa fi def naa fi ay quelques mois mooy ci insolite bi nga xamante ne def nañ ko dem am ku ki ne sëñ Saliou Gueule Tapée doomu Cheikh Béthio bi ñu jël keneen ku ne moom mooy kooku wax ak moom ba dugal ko alors que kooku du sëñ Saliou woote waat man itam ma lire Observateur ñu bind leeral ba mu leer nañ ne la woon du noonu et que nangam ak nangam est-ce que xam nga mën na la dal non daf ñuy dal daf ñuy dal non loolu sax du IGFM RFM la benn nit bu ñu doon interviewé mu demee noonu waaw du woon IGFM
voilà c'est ça mais. loolu laa bind. mu ne mooy sëñ Saliou Thioune. waaw mu ni moom la wax ay heureusement que waxul lu garaaw waxul lu. waaw cheikh bi ñu ngi koy nuyu bu baax. mais sur le champ ça c'est automatiquement. waaw gars yi rectifié nañ ko et tout parce que nit ñi fii nii da ngay jum ba pare doo am grandeur ni. rectifié li ne juum nga. voilà moo tax affaire bi ñu bari yëguñu ko sax. parce que ci saase. moment bi mu amee nga mës a def ba mu naqadi la. bon man wala bare na. non pas bëri na. dëgg la mais des fois nga dugal tey dara. ndeysaan fekk ne famille ba dañ ko doon nëppal wala mës nañu am na benn waaw bëgguñu woon mu jëm kaw nga dugal ko. wala parce que mës naa dugal benn problème bu fi amoon mooy ndaw soosu nga xamante ne. dafa taaloon jëkkëram. vidéo bi si ñi ko njëkkoon a jot si laa bokk. d'accord bi ma dugalee vidéo bi. waaw ma gis ñëpp di ñëw ci page bi di naan du dëgg lii xawma ban restaurant la. lii du dëgg sa ëllëg sa bi ñu xëyee. ñu xam ne loolu lu am la déjà mais jot naa ci ay saaga jot naa ci lu nekk. après information bi pour toppoon ko metti woon na. parce que déjà ndaw si ku bokk ci benn famille boo xamante ne ñëpp xam nañ ko. donc metti woon na pour ma toppaat kii bi information bi mais toppoon naa ko. yu mel noonu daf ñuy dal ci lu bëree bëri parce que information li may wax rek doo xam kan lay dal. donc mën na dal sa famille comme mën na dal koo xam ne xamoo ko. te des fois tamit ñi nga xamante ne ñoo lay suivre. am si membre famille boo xamante ne xëy na da la bëggoon si yow la doon amee information et tout. benn jour nag nga dal ci moom joxe information boo xamante ne xëy na da ko laal wala bëggul nga wax ci. donc foog nga daal nekk nit koo xamante ne tamit boo gëmee li ngay def. da ngay taxaw fu dëgër mooy ne lii passion la dama ko bëgguma ci di joxe information boo xam ne dafa fausse parce que loolu taxuñu jóg mais dañu bëgg juste di relater te li ñuy relater mooy suñu xëyee li xew ci réew mi ñu xool nag li nga xamante ne moom lañ jàpp ne moom moo gën a important ñu joxe ko pour nit ñi xam ko pour nit ñi xam informer les gens mais nekku ne dañu jug pour def lu ñaaw wala kii mais liggéey bi ngay def si ngay juum nit ci liggéey bi ngay def ci ngay juum te juum boobu moo tax ngay rectifier sa bopp di gën a dem ci kanam moment bi nga defee noonu balaa ma dem ci mag yi moment bi nga ne da nga bëgg a joxe ay information yu juste et vrai gis nga ne ñu toll ak yow itam ñu ngi utiliser réseaux sociaux yi ci beneen anam boo xam ne bu incroyable bu nit sax mënta génne ci gémmiñam exactement non réseaux sociaux yi moom li fi am lépp doy na waar trop parce que tey jii ñi bëgg a def lu bon dañu yore seen téléphone di def lu bon tey da ngay gis ñi bëgg a jaay seen bopp tey dañuy bind seen numéro def photo ne boo ma bëggee kii fekk ma fii te photo yi dëgg lay doon te mën na yu ci bëri du nekk photo dëgg mais seeni numéro la ñuy joxe waaw numéro yu baax ku ñu bëgg a fekk fii nag ñu fekk fii tey jii borom ñaari tur yi duma leen tudd mais tey ñi ngi ci internet bi ñi ngi pervertir ay xale ñi ngi wan xale yi xaalis ñi ngi tey jii fan yee doon naa relater waxu ci ñoom loo xam ne dafa jëmoon ci ñoom mais façon saaga bu nekk jot naa ko façon menace bu nekk jot naa ko tuuti parfois waaw des fois di nga bu tuuti galaxtaan bi waaw gis nga tey ku mel ni Badara Diouk tamit amoon na page wala non des fois dinañ surtout nag suñu xalaatee sax suñu yaay wala ñoo xamante ne ñoom seen jàng soriwul sama yaay man moo ma yar mais jàngam soriwul donc xamul dara ci fi de moom danaan man de xam sama yoon nekkul ci Facebook yow daal fu ma dem yow daal la ñuy tudd yow daal Balxiis jaaxal nga ma mais bon léegi outil la boo xamante ne nit mën na ci liggéey bu njëkk ñëpp dañ doon wax waaye yow de moom saa yi tourné gis la nga nekk ci internet bi mais léegi macha allah parce que boo yoree page boo xamante ne ñu koy suivre bëri na dina am ay kilifa yoo xamante ne dina soxla si yenn programme yi pour nga couvrir ko dinañ la tamit soxla ci yu bëri yoo xamante ne vraiment des fois ñu ngi ci gis suñu bopp te ñu ngi am yeneen projet yoo xamante ne gën na dëgër
mooy taxawal ko incha allah. amiin yaa rabbi. très bien Maggy bu ñu waxee IGFM gis nañ ne yéen itam yéen a teg la première rajo smart laa koy wooyee benn rajo digital naka la rajo bi di doxee parce que il faut tam nga jox nit ñi occasion ci ñu redécouvrir rajo boobu. Taïba balaa may dem ci loolu dama bëgg a tontu tuuti ci li Ndoye Wane wax sànq. ba tey ndaxte dafa wax benn information boo xam ne foog ñu leeral ko dafa ne site yu bari ñiy utee information ci réseaux sociaux yu. nekkuñu site yu baax. waaw. réseaux sociaux moyen de communication la. relewukaayu information la. te fu ñu la ko tegalee jox nañ la des moyens des outils techniques de vérification. nga mën a xam luy dëgg bi lu nekkul dëgg. photo bi bu Ndoye Bane demee woon France il y a 2 ans su ko nit utilisé tey ne Ndoye Bane nga France. mën ngaa xam ba xam photo bi tey la. wala il y a 2 ans la. am nga des outils nécessaires pour xam photo bi muy njëkk a dugg ci internet ban at la. muy vidéo muy leneen ak leneen. information tamit soo ko bëggee jël da ngay dem sur les comptes certifiés. mu leer na la ne Facebook créé na la loo xam ne nit ñi nga xam dañu siiw. des marques yi siiw ñu mën a xam ne lii seen compte la lépp lu fa bind ñoom ñoo ko bind. du keneen moo ko bind. soo ubbee tey Evatra mën nga gis xëy na page yu bari. yu ay Evatra yu bari. yow mi mu nekk sa liggéey wax nga mën a xàmmee ban moo ci Evatra bi. ak ban moo dul Evatra bi am na ñoo xam ne sax dem nañ ba nga xam ne ni dañuy am ay badge. soo duggee day am badge yu gris wala yu bleu mu wan ne la lii Youssou Ndour ku mel ni moom am na ko soo demee président am na ko am na yeneen politique yoo xam ne yu bari am nañ ko day bleu da lay leer ne kii nii moom la lu ñu fa def moom moo ko bind. ndax dem nañ ba Europe waxatuma la. parce que fake yi dafa bari. dem nañ ba Europe nga xam ne nii waxatuma site yi sax di relayer mais télé yi sax seen information foofu lañ koy jëlee. doo seetaan journal ba mu jeex te neewuñ la Twitter fa lañ jëlee lii. Facebook lañ jëlee la ne te day nekk ay information yu vérifié. bu ñu waxee Twitter maanaam compte nit yi la ñu dugg. compte nit yi moo wax lii. et c'est vrai waaw ba ci président yeeg ministre yeeg yëpp dañ fay jëlee ji information yoo xam ne ñoom au lieu que ñu woo journaliste bi jàkkaarloog yow ne la lii ak lii moo xew dañuy préférer dem ci seen compte bind ko te xam ne àdduna yëpp dinañ gis ne lii lañ wax. donc ni nga koy utiliser toujours moom mooy nekk problème bi. du ko jóg nekk social média. du ko jóg war a communiquer sur les réseaux sociaux du ko jóg ñu war la mën a jox ay page nga daal di koy téye war na mën a am jumtukaay technique yoo xam ne ni da nga koy war a toogaale pour mën a xàmmee lii dëgg li ak li dul dëgg. donc sur ce loolu laa bëggoon mottali ci li ñu doon wax sànq. King FM nag biñ koy juddal. dañ ko la rajo smart de. dañ ko loolu laa ko tuddee man. dañ ko tuddee rajo digital. c'est-à-dire que liñ ci bëggoon mooy nit ki fépp fu mu nekk ci àdduna jumtukaay bi mu war a mën a yore muy device nga yore ordinateur nga yore sa tablette nga yore sa téléphone wax nga ñu mën a déglu te rax ci duñu seetaan ndaxte rajo dafay dem ba nga xam ne nii jamono ji ñu nekk télé la. nit ki mën na dégg ka muy wax ki muy animateur am wala journaliste ba cay wax mais mën na jël kanam teg ko ci kaw loolu noonu donc mu nekk loo xam ne nii mi ngi wër àdduna ñëpp a ngi tendre vers ça ci xeetu liggéey bu nekk nag fi mu ne nii si jamono ji du ci rajo kese donc Futurs Médias ñu am vision bu mel noonu toujours di innover toujours di bëgg a jëm ci kanam fi nit ñi tegagul seen tànk ñoom ñu ciy bëgg a tem mu jur lii di King FM donc King FM nag am na sitam mi ngi ci application et mi ngi ci réseaux sociaux yi loo ci bëgg a seetaan fépp fu mënti dem ci canaux yooyu noonu di nga ci mën a jot. tey bu ma neexee rek dama koy télécharger sama téléphone. da ngay télécharger GFM Evo application bi lépp lu xew ci Futurs Médias da nga koy mën di seetaan muy télé bi. très bien muy King FM muy yeneen support yëpp da nga koy mën a am ci bi foofu chez toi connexion ngay am et puis voilà. li ci jublu mooy nit ñi ñu bëgg ñu bañ leen cantonné ñuy toog seen kër wala ñu taal seen rajo pour mën a jot su ñun ànd ak seen i déplacement seen dem liggéey seen fépp fu ñu mën a nekk si àdduna ñun ñu gunge leen ci bëgg boobu noonu ñu bëgg donc loolu moo juttu ñuy yaatal mbir yi nekkatul toog ci télé bi rek wala téye sa rajo lépp lu nit mën a war rek war na mën a jot ci ñoom ñi mu bëgg ñun suñu produit suñu support. dégg naa nag seen ay nelaw doyul de
yenn xeetu liggéey boo koy liggéey sa nelaw du doy. am na ku toogee nii tam du nelaw. yombul yombul nelaw yi doyul. ay anti-cerne bay bëgg a dee. alors Balkhiss loo ma ci tontu. en tant que femme yaa ngi daw ci pour ut ay info. yaa ngi bëgg a bichonné wu yaa ngi bëgg a toppatoo sa bopp. naka ngeen ciy génnee. non loolu lu doy waax la man moom dama am. nelaw bu ndaw li may wax naan sama sant yàlla noonu laa ma sommel donc dama nekk nit koo xamante ne soo bëggee nag di informer nit ñi wax dëgg yàlla nelaw bu bëri moom doo ko mën. dëgg waaw mais nag vraiment ñu ngi. excusez-moi. vraiment ñu ngi si sant yàlla ñu ngi si génn bu baax parce que liñ naan il faut que nga nit ki xam nan lay gérer temps am. c'est vrai. waaw parce que comme ndeysaan Tafa daka doon wax Tafa Jong mi nekk fii da doon wax ne temps nit moom ba fexeel noo gérer sa temps rek parce que mën nga ñëw mën nga ñëw 8 heures te doo joxe lu bari. nga ñëw 14 heures fekk ne yow tey heure boobu nga mën a joxe. donc nit ki da nga war a mën a xam naka ngay gérer sa temps. ba nga xamante ne li nga bëgg a joxe. heure bi nga koy joxe di nga ko xam bu baax. loolu dina la dimbali ci lu bari si nga mën a toppatoo parce que des fois man damay nekk kër ga nekk ci waañ bi. te du ma tee ma yore sama téléphone des fois nag sama yaay daal di may saaga yoo xamante ne léegi ma teg téléphone bi daal di tii mais du la tere yaa ngi liggéey parce que tey jii peut-être Sénégal sax xamaguma fi gaa am na ay blogueuses yu xarañ am na ay influenceuse yoo xamante ne influenceuse yoo xam ne nit ñi ngi bay seen waar bu baax a baax ak comme activiste yeeg yëpp wàll boo dugg daal dina si am ñoo xamante ne mais tey jii réew bu mel ni Nigéria dañ fay gis ay nit yoo xamante ne ay millionnaires lañu te lan moo leen koy jox toog seen kër di liggéey seen kaw lal la ñuy toog di liggéey di am na ñoo xam ne ay blogueuses d'actualité lañu tey li may def nii la ñuy def mais ay millionnaires lañ ci. parce que dem nañu ba nit ci naka lañ keroog bi ñu invité Petit Badji mi ngi tooñ benn collègue am ne kooku millionnaire la xam naa suba dina fa ñëw. waaw d'accord naka lañ ciy nekkee millionnaire parce que dégg naa seen nombre vues yi sax man tey bu ma dugaloon sama photo ñaata vues lay atteindre pour ma am ci as tuut. tey jii intéressé na ma de. tey dinaa waaw parce que tey compte Instagram am na ñoo xamante ne tey Snapchat moo tax ñu siiw tey mën naa tudd ku mel ni ñaaxarañ tey quoi qu'on puisse dire. nit la koo xamante ne. gis nga soxna si. non gis nga leen nar nga xam soxna si. lii mooy yàq dëkk bi gis nga xoolal soxna si. dëgg dañ koy wax. waaw gis nga état bi su jugul ci réseaux sociaux yi Sénégal. non su dëkk bi di tàkki ci loolu lay jóge. non loolu ci dëkk bi lay tàkki dof bu jógee ñëw ubbi page Facebook fii ubbi ay kii. mais yow Ndoye Bane tey lan moo tax nga siiw yow. man liggéey yow déglu ma non Ndoye Bane tey yaa ngi laaj bu baax nag yow tey jii bi ngay def li ngay def jamono ba nga koy def. am na ñu bëri ñu ci ànd soon. parce que da nga doon wax li nga xamante ne yàlla sax li muy def am na ñu ci àndul. waaw moo tax unanimité mënoo ko am. mais tey jii nii boo gisee ne nit ki mi ngi si téléphone am à partir de son téléphone mi ngi liggéey ba nit ñi di ko suivre. xam nga àddina moo dox. demee noo xamante ne léegi am na loo xamante ne mënatuñ ko bañ. mooy gis nga évolution bi am ci wàllu internet ak réseaux sociaux yi. dafa jéggi dayoo. nit ñi moo tax Sénégal mel ni mu mel. parce que kaay moo xam ne mooy li ma wax sànq tax na li wax tax na kenn xamatul kan mooy kan. am na ku nekk mi ngi yore outil bi ak ku nekk ak la tax mu koy utiliser. mais tey jii nii am na ñoo xamante ne li xew am Nigéria. xam nga li tax mu joxe réseaux sociaux yi tax ma siiw nii. non yow ba may siiw du réseaux sociaux mais dama ne yow tey jii da nga doon feeñal li nga xamante ne dafa nëbbu. man maa siiwal c'est réseaux sociaux man maa ko may buzz moom voilà moom c'est réseaux sociaux yi man ba ma koy siiw booba internet amul ci réew mi soxna si dama ne état wu Sénégal laay interpellé gis nga su waxul ci Facebook bii waxul ci internet bi lii taali dëkk bi ca lay jóge sama wax lii may wax nag ba ma ko daree wax yàgg na dañuy fekk nit yu tekkiwul dara xëyul ñu gontuñu toog ci seen kër ubbi page Facebook yomb na ubbi chaîne YouTube yomb na ubbi yooyu yëpp dafa yomb
léegi doo xam nga pour nga ubbi ko il faut nga nekk nit ku responsable dañoo war a dem ba état bi daf ko war a nu mu dootati régler ko soo demee war a ubbi page YouTube wala page Facebook pour joxe information nga dem ñu jox leen licence jox la autorisation ba nga xam ne soo defee njombe ñu xam fu lay fekk ñu xam yow yaay kan foo jaar foo jànge ndax ban formation nga def et tout waaye tey ji nit ku nekk foo jógee loolu lu am la ba instant bi ni tey jii nii man mii tey su ma bindoon loo xamante ne fa ma nekk lañ may fekk loolu leer na tey jii man mën naa nekk États-Unis ubbi sama page waa xaaral rek ubbi sama page Facebook ak sama page YouTube te di wax sëriñ si lu ma neex di wax kilifa yi dëkk bi lu ma neex toog États-Unis léegi dañoo bëgg a def ni képp koo xam ni état bi autorisé wu la soo nekkee États-Unis soo ubbee page ba waa États-Unis koy gis. mais Ndoye Bane loolu mënut a nekk ndax du état bi ñoo créé Facebook du benn du Amérique du Sénégal Facebook entreprise privée la. dafa am ñu ko moom bien vrai que utilisation bi dafa publique. mais nit ay nit ñoo booloo. créer lu mel ni outil boobu noonu muy Facebook gaa ko waxtaan moo ko taxoon jóg bu njëkk ba mais léegi liggéey lañ ci gën a nekk di def donc état bi je vois pas que dina ci mën a tere kuy dem di ubbi ci page am wala compte am gis nga responsabilité bi ma war a mën a am su ma toogee ak sama xarit di waxtaan ma xam lan laay war a wax fan laa war a yam lan laa ci war a wax leer na ma ak leeru ma sooy nekk ci réseaux sociaux bi tamit noonu la war a nekkee yow say valeur yi nga am nga toogaale ko ci sa koñ ci sa biir kër ci sa bërëbu liggéeyukaay outil boobu tamit soo koy utiliser loolu la ci war a def nit ki nga xam ne yow soo nekkee sa biir nit bëggoo ñu fekkee la ci anam boobu noonu su nekkee ci internet bi tamit bul wanewul ci anam boobu noonu xëy na sa biir nit ñaari nit la fay fekk ñett dem nettali ko nit ñi mën nañ ko gëm mën nañ ko bañ a gëm mais sa photo su ne dagg ci réseaux sociaux yi mën a toog koo téye te lu ci xas a dugg man fi may waxee mooy toog ci réseaux sociaux yi nekk ci yow da la wax yu bon yoo xam ne di la sosal wala ñu bindal loo xam ne côté yooyu lay wax mooy valeur yi man su ma fekkee ne am naa valeur yi nga xam ne du ma toog ci Ndoye Bane di ko yàq en privé du ma toog en public di ko yàq exactement donc du réseaux sociaux mooy li xewoon ci suuf moom la réseaux sociaux yi fësal ci kaw du lu fi mës a jógee du lu fi mës a jógee ñun la jikko yi la valeur yi la yarin yi la donc léegi dafay vulgariser monde la daf koy gën a yaatal su ko defee ñu ne réseaux sociaux bee yàq mais man ni nga koy utiliser ak ni ma koy utiliser suba ba déwén duñ ne dañoo yàq keneen ak keneen waxi nopp mais ku jóg pour yàq wala wax lu bon wala yàqal nit nekk sa intention c'est parce que noonu la mel yow noonu nga mel yow sa valeur la loolu ak réseaux sociaux bi mais nag li muy yàq moo ëpp li muy defar mais loolu moom am na nga bëgg a wax nit ku nekk bu ñu la dénkee sax liggéey lii sa jukko rek ngay defee liggéey exact kese moo siy feeñ yàpp naa ne exactement parce que loolu dafa tey jii boo duggee ci réseaux sociaux yi di nga gis ne ku nekk ak sa marque ku nekk ak ni ngay bindee ku nekk ak sa touche personnelle parce que sa bopp ngay wane. très bien tegal foofu la. gis nañu aussi ci réseaux sociaux yi ba tey kuréel yoo xam ne ay kuréelu jigéen la. léeg-léeg ñu dugal ci benn histoire boo xam ne soo xamulee àdduna. di nga wax ne histoire bi moom c'est pas possible mënul am lu invraisemblable la. jamono yi nga xam ne yooyu yëpp mi ngi am naka ngeen ko gisee lu jaadu la lu jaaduwul la wala lu ñu war a gën a def la. waaw bëri na kuréel yi nga xamante ne ay jigéen ñoo koy yore yoo xamante ne vraiment ay page la yu nit yi di suivre bu baax mais des fois comme ni ñuy wax rek léegi moom àddina bi dafa doy waar ba nga xamante ne léegi des fois nga lire ay anneaux yoo xamante ne mooy comme nit ki ñëw bind histoire am en anonymat mais soo ko liree da nga naan lii yàgg nga ne est-ce que naxuñu waa est-ce que des fois mais nag anneaux yooyu lu existé la tey ji ñun ñu nekk ci ñun am na administré parce que man comme man dama sob dama page yu bëri dama ciy bëgg administré démb rek maa ngi ci waxtaan ak sama benn xarit boo xamante ne xam nañ ci jàppante sax puisque tey thème yi nga xamante ne dañ koy soulever mooy dépigmentation dama ci parce que fan yi dañu génnee ne 72%. yaa ngi mel ni da nga lire ki ma ne Emma yéen a ngi thème boobu ba tey li tax du ngeen wax ci dépigmentation il faut ma seet ko waaw.
léegi nag. soxna si dégg nañu sa wax. dinañ ko traité. incha allah 72% wu population sénégalaise bi jigéen ñi dañuy xeesal même am na yenn góor yu ñu xam ne dañu xeesal mais vraiment mu nekk loo xamante ne comme yow da ngay tas xabaar. man damay bëgg di nekk ci groupe yu bari administrer groupe yu bari parce que nit ki loo fekkeewul wala loo xamul. loo gëstuwul mënoo ca xam dara. dëgg la donc foog nga nekk ci pour mën ci xam dara pour ëllëg nga mën ci wax. donc loolu thème la boo xamante ne vraiment dinaa la bàyyi nga mën ko. waat incha allah. groupe jigéen yooyu ñuy wax ci Facebook yi ñoom buñ yaakaar ni jigéen ñi rek nekk ñoo fa nekk de. góor ñaar yéen a leen di yónni. yéen a fa. jigéen ñi infiltré nañ leen bu yàgg. man awma Facebook. waaw Mamadou Ndoye Bane yi ngeen a gis ci Facebook bi yëpp benn du ci man. man awma Facebook. voilà mais sama boy bi passe partout moom mi ngi ci biir groupement yooyu ngeen biir jigéen groupement yooyu ñun xam nañ naka lañ koy defee naka la ñuy pirater Facebook xam nañ ko naka la ñuy duggee ci groupe yi nga xam dañ ko sécuriser xam nañ ko yooyu yëpp xam nañ ko bu leen yaakaar ni yéen jigéen ñi rek yéen a fa nekk ya fay xew ku mel ni man tey damay wax xam nañ am na gis nga ñun côté bu baax bi sax dañuy gën a taxaw doonte am na côté am na jigéen yoo xam ne aujourd'hui Facebook wala réseaux sociaux yi defar nañu seen àdduna parce que dañu nekkoon dans le désarroi nekk ak seen ay mbokk nekk tey ak sa doom baay nekk ak sa bàjjen wala sa yaay rus nga wax yow li ngay dund dans ta chair nga ni kii xaaral ma cliquer gaaw bind yónnee ko en anneau ñu fajal ma sama soxla kon loolu am na lu mu résoudre mais ci biir loolu léeg-léeg ñu gis ci nag clashante sànnente xeer di wujju di c'est que foofu laa bëgg a ñëw doo yéen c'est que dama bëgg sax màgge ñëw ci parce que moom jigéen la te xam ne seen statut WhatsApp bi mi ngi tas ay famille yu bari statut WhatsApp waaw man damay waaj mi ngi tas ay famille yu bari da ngay gis benn famille ay doomu baay ay doomu nday ay njëkke gaar waalante nga gis benn famille yow sa papa yor na xaalis yow yor nga xaalis et tout sa beneen famille bi ci des yoruñu nga gis foofu ngay gaaruwaale ñi nga xam ne sa mbokk yoo xam ni ndeysaan seen loxo jotu seen ginnaaw la ngeen lekk nga stati ko la ngeen solo ngeen stati ko seen ngénte la seen mariage ba màggal gi gàmmu gi di gaaruwaalante yoo xam ni sa waay mi ngi yëngal kër yi ay wujju waaw sa jëkkër su ayee ci yow la ngeen reeree na ngeen defaree ba mu baax nga estati ko loolu bar am benn njariñ et puis bi ma ci gën a metti man dama ragal man sax dama ragal a dem bind estati il faut ñu xam ci damay bind estati ñu waa Ndoye Bane koo joteel man na ko yow laa joteel parce que yow seytaane il faut que tam ñu def attention man mun naa dugg tey benn bërëb fekk lekk ba mu rafet lool ma statut ko mais cela ne veut pas dire soo koy statee nag ñun la yow ñu ni dafa am koy gaaruwaale mais Sénégal parce que réewum gaaruwaale leen nekk réewum gaaruwaale la léegi waxante yu sew ak defante loo def soo génnee sa yére sax sool ko publier ko ñu ni waa Ndoye koy defanteel waaw parce que yow mi xalaat ni damay defante dama koy dëggal est-ce que xam nga ñun ñu toog fii tey duma wax li média social la afa wala di nga wax sax nga nuyu nit ndeysaan ci njekk ak teranga am keneen ku toog mere na la ndax nuyu ba nga nuyu nit ki te amal na nit ka ngay nuyu gëj nga kaa gis yàgg na dafay émission boo xam ne c'est fun mën nga ci xalaat dara léegi wax ko je fais un clin d'œil à diw mais nga gis koo xam ne bàyyi na la àdduna ak alaaxira ndax ca atum nangam yaa nuyu woon diw dañuy mer bindal ci sa statut RFM la radio de toute l'actualité ñu ne ngay gaarwaale yenn mais ñun tey jii nii man sama xaar gi nga xam ne damaa weex donc ba nga xamante ne mooy loolu mais tey da ngay dugal benn mbir dañu laan la waa yow fii nga far fee nga far. waaw yow alors que affaire far lu ma naqadi la nag. fee nga far. donte naan ragal naka lañ koy wax. yàlla sax dafa far yonent bi far nit mënut a bañ a far. tey mais baan ñu far aussi far bu positif. quand même bul bëgg dara rek parce que mais nga ànd ci ak vraiment lu objectif. xam nga dinaa wax si lu récent. yow rek laay déglu man loolu laay bëgg a dégg. Aïda bi fi soxna Aïda. bu Cheikh Béthio fan yi parce que man yooyu rek laa doon relaté. dëgg la mais bi ma koy relaté da ngay jékki-jékki gis ñi nga xam ne ñoo far ak moom. ñëw di la saaga commencement bi. parce que boo joxee information bi mais nga jékki-jékki. joxe bi naan ne al Muntaxa sëñ Muntaxa jéggal na ko. Cheikh Muntaxa léegi nga dugal ko.
te mu nekk dëgg mais nit ñi dañuy bind ci suuf naan la du dëgg parce que arrangé wu leen. c'est que Sénégal moo nekk dëkk boo xamante ne daal yow nit ki gëmal li nga gëm rek nga xam ne li passion la nga bëgg ko nag mais pour boo nekkee ci yoonu dëgg walla yoon boo xamante ne vraiment yow tey jii lii ngay def ni gëm nga ko da ngay wéet doo bëri ñoo àndal tey nga ñii ne waaw joxe nga information yow fii nga bokk suba nga joxe information boo xamante ne arrangé wu leen moom mi ngi fee kon da yéen a raw pakata ndax saa bu ngeen xëyee daa ngeen joxe information dinañ joxe information mais soxna Aïda ak waa kër Cheikh Béthio moom réseaux sociaux yi leen gën a jaxase ay réseaux sociaux yi moom seytaane yi fa leen yokk noonu ñoo leen gën a jaxase d'accord y a problème ma nga fa mais ñi gën a yokk problème yi réseaux sociaux yi la te problème bu am ci réew mi yàlla na jàmm dellu si problème bu am ci réew mi soo gisee mu gudd rek réseaux sociaux yi ko ñoo ko yokk parce que amuñu contenu ñu ci bari amuñu contenu amuñu lu ñu wax dañuy ba léegi nag dañuy fekk benn wax boo xam ne ci ñaari fan la war a dem réseaux sociaux yi ñooy fexe ba wax boobu doon 6 mois ñoom la parce que ci ñoom dañoo bëgg weccet ci wax jooju dañu amee weccet fekk wax jooju ñuy lijjanti seen koñ ba la ëppee wala seen biir kër la ëppee ba c'est compliqué c'est que mbir gis nga am réew soo ci nekkee di joxe xibaar wala ngay liggéey fexeel lu dëkk ba amee jàmm ndax jàmm si la lépp xaj. voilà mais toujours ngay gën di xam ba affaire di gën di xam ba c'est pas bien. tey jii man am naa fan yi benn poste bu ma defoon parce que man moom. waaw poste boo xamante ne ci tarixa yi la. man daal maa jékki-jékki rek sëñ Babacar Sy ma dugal benn waxtaan boo xamante ne daf ko bindoon radiyallahu taala anhu ma gis ne lu rafet la lu ñëpp war a mën a jàngee ma dugal ko Galsen Fun mais dañu mujj supprimer poste bi parce que da ngay gis te loolu moom wax dëgg yàlla lu ñu war a def très attention surtout affaire u diine yeeg tarixa yi puisque ñun tey nga dugal ma sàmm mais da ngay gis yenn commentaires yoo xamante ne yow si sa jëm bopp boo bëggee supprimer poste bi sax yow da ngay lox am na ku bëgg a xam nee na est-ce que comme Galsen Fun la est-ce que concept bi ànd na ndax du loolu parce que nee ngeen que da ngeen di def ay clin d'œil ay potin ay kii amaan na rek xëy na place yi Mame Babacar Sy macha allah xëy na du woon foofu exactement mais léegi ñun itam ñu mel ni Eva ay taalibe yu xaw a matadi dañuy sëñ Babacar yàlla na yàlla yokk leeram ba dugal ko foo contexte boo ko war a dugal et loolu ça froisse un peu tey jii Galsen Fun mooy li ma wax c'est pour le fun mais tey jii nii reetaan fu ñëpp di dajaloo war nañ fa mën a jàngee lu baax tout à fait war nañ fa mën a waxee ne diw tey daf na lu baax wala ñu jàng ci ñun suñu jàngu ci mag ñu baax ñi Cheikh Ahmadou Bamba Baye Niass sëñ Babacar Sy si kañ lañ war a jàng looloo tax réew mi réer gën a c'est vrai que fun c'est pour le fun mais des fois nga gis kenn ku dugal dara lu baax ci benn tarixa mais dañ koy approuver mais da ngay dem ba benn moment mu nekk instant bi moom les gens sont tendus da ngay dugal loo xamante ne sax lu reetaan lu rek nga ci kii nit ki gis ci boppam ñëw bind ci loo xamante ne di xoolaat la parce que aujourd'hui da ngay dem ci làmb ji gis koo xam ne dafa jël yére Cheikhul Khadim ñaw ko fekk ak yeneen daal man nee naa boo bëggee sa wasila sopp ko lool léeg-léeg wax turam sax mu jëm kaw dana la jafe waaw dinay dégg ñuy wax maam Diarra Bousso maam Fawade Wele mais ci cofeel rek war na la yóbbu sax parfois ci noppi ci sama gis-gis daal macha allah yal na yàlla defal nu jàmm le dernier mot. bon maa ngi lay sant ci invitation. man sama bal xiis nga. waaw di la gërëm bu baax te di kontaan ci émission bi ci Ndoye Bane ak soxna si ma ko bokkal. di nuyu nag sama yaay mi nga xamante ne bi sama papa génnee àddina mu ma yar. ba tey jii ni ma toll di def nag foog ma def yëfu mbër. am ñu ma gërëm. ñoo xamante ne vraiment ci internet bi la ñu nekk. gërëm leen. waaye des fois ñu juum. ñu jël seen téléphone woo ñu. ne ñu soxna si li nga bind ni tey lii ku si mel ni Talla Diack. waa kooku moom vraiment grand Talla. waa
vraiment moom daal mooy yaayu xale yi. mi ngi ñuy suivre bu baax a baax te ku ci juum tamit dina jël téléphone am ne la lu tax nga def lii ak lii di ñu wàññi. ah Talla Diack bu jigéen la Diack waaw. ah tu parles de la Diack la Linguère waaw. Awa oui. mais kooku xale lu vent vaut la. exactement mais dafa grave de. dafa grave Awa Diack d'accord nga ne dafa grave. non dafa grave ak xeetu musóoram sama yaay jooju. très bien ak mention spéciale à Diarra Diop tamit. moom tamit ci réseaux sociaux yi la nekk Ibou maa ngi nuyu sama xarit yëpp ku ma lim Koddu Aïcha Koddu maa ngi lay nuyu bu baax a baax. vraiment maa ngi gërëm ñëpp di leen sant. vraiment ñooñu nga xam ne ak Eva Gissé. Eva ak ñëpp ku lim da ngay juum. mais maa ngi nuyu ñëpp ak sama benn xarit boo xam ne nag moom mooy sama jumeau maa ngi nuyu jabaram Zeynab moom dina xam boppam. ku ma jàppale la. dëgg la du ma tëj nag sans gërëm Marcel Diagne. Marcel mi nga xamante ne nag moom vraiment jàpp na si bu baax a baax ñu ngi koy gërëm bu baax di ko sant. ak ñoo xam ne bëgguñu ma tudd seen tur. très bien Balkhi. merci beaucoup Inia de Saba di ngeen koy dee lire. moom mi toog fii ñu ngi koy ñaanal yàlla dolli ko ay at yu bare yu barkeel. Maggie la belle. lan ngay tàggatoo. Eva merci pour invitation bi Ndoye Bane jërëjëf di fàttali encore rek que man du may bëgg di dégg ne réseaux sociaux baaxul. dëgg la du may bëgg di dégg ne parce que lu am doole la lu ñu mën a jëmaleel kanam la. je dirais plutôt que nañ defaraat valeurs yi. nekkin yi. te engagé suñu responsabilité bu baax a baax ci liñ ciy def ak ni ñu ciy taxawee ak ni ñu ciy bindee. ñi ciy liggéey di relayer. nañ ko doon defee bu njëkk ba ci papier bi mooy dem jëli ji information bi gëstu ko véracité bi et cetera nañ koy continuer di defee noonu. ci kaw kii buñ jàpp ne rek dafa gaaw. ba loo jot nii rek filmer rek daal di dugal noonu xoolal ci ginnaaw ba yan retombé la mën a am lan la mën a gaañ lan la mën a defar. donc di ko def su ko weesoo di nuyu sama waa kër di nuyu sama yaay sama papa di leen sant di leen gërëm di leen nuyu. yéen ñii ak ñëpp ñu ma bokkal bërëbu liggéeyukaay bi di ñaan jàmm ak yokkute ci biir Groupe Futurs Médias. amiin jàmm ak yokkute yal na nu ko yàlla defal ko mbokki téléspectateur bi toog jàkkaarloog ñun Ndoye Bane lan ngay tàggatoo. jaajëf di mooy ñu wax rek ñu def ndànk ci réseaux sociaux yi rek moytu ci rek xam naa ni ndaw si moom elle est trop digital moom ci boppam. moom mag yi moo tax xam nga mu leen di def ñoom ñaar. yaa ngi ci mag yi de damay wax lépp ci kaw man. mais réseaux sociaux yi baax na. mais nañuy góorgóor di def lu baax. dëgg la wax na ko nee na bu déggee ñu naan baaxul day feebar. ndaw si conseil bi ma leen di jox lu jëm ci wàllum tarixa bu jëm ci wàllum diine. na ngeen ci def attention nit ki lu mu maîtriser wul. bum na ci def attention. parce que réew yu baree bari rajo média leen taal. ku wedd na laaj Rwanda. ku wedd na laaj Sénégal Mauritanie fii yu ci bari ci yooyu la jóge te ginnaaw affaire rajo ak yooyu dañ ko kii affaire baa ngi ci internet bi nañ nit def très attention te ñu jéem a xam kii. ku ci nekk yam ci sa métier. dëgg la journaliste yi yam ci seen métier journaliste ñi bëgg a nekk ay journaliste ñu dem jàngi ko. bu baax ndax y' a plus de 10 000 journalistes. mais 4 ñoo ci vrai journaliste ñi ci des yëpp c' est des faux journalistes jànguñu xamuñu dara bay joxe information loolu mooy li nga xam mooy dëgg bi sama mbubb mu rafet mii nag. sama rakk bu jigéen ko ñaw mi ngi tudd Mati Bane ubbi salon. tudde ko yaa asu couture ca jëpp la sama rakk bu jigéen boobu ñoo bokk ndey ak baay. waaw temps yi moom moo dàq ñaw ci réew mi nag moom moo yaa mën Bamana yaa mën ñii ñëw ci réew mi yëpp yow Mati Bane yaa leen dàq ñëw ay ñoom Eva Tra yi ñu moom Collé Sow Ardo ñoom ñëpp doo seen morom waaw yaa asu couture waaw ñoom jumbo Caane Jaañ Nabu Amadou Mati Bane daaneel na leen Nadura ñoom ñëpp yaa asu couture du seen morom Chalaar mënu dara matee ko jàngal ñoom ñëpp matee leen jàngal très bien lan la waay ndaw sax dinaa fayu. très bien mais bon maa ngi gërëm tamit Sidi Talla. maa ngi lay gërëm bu baax yow xam nga man. xam kon boog Sidi Talla Inia de Saba nee na mi ngi lay gërëm Eva Tra aussi mi ngi remercier Eva Couture. pour wax ko merci beaucoup pour la belle robe. jërëjëf Eva ma nga nekk ci 77.
632 19 87 77 632 19 87 Ndeye Ami coiffure nag kooku xaritu Eva Tra la yaayi Fatoumata ma nga nekk ci 77 648 56 ñuy ñaan yàlla mu may ñu dégg ak topp ñuy ñaan yàlla itam mu xiir ñu ci def lu baax ne li ñuy waxtaanee fii comme ni ko mag yi waxee nee na moom bu déggee ne ci réseaux sociaux yi dafa am lu ci bon yàlla xam na ne dafay malheureuse boobu dafa fekk rek am ñu wàcc yoon ndax li nga xam ne liggéey tax nu indi ko ngal la dañ la ci liggéeyloo groupement famille waxtaan moo taxoon mu jóg ngal la bu ñu dépassé loolu nañ ci yem rek ci li nga xam ne moom la ñu santaane waaye nag ñi mel ni Eva itam dañuy doxal dëkk léeg-léeg njaayeen ni léeg-léeg ñu indi loo xam ne kenn sopp ko yàlla na nu yàlla jubal macha allah nu ngi leen di jox dig daje dem suba bu sobee yàlla ak itam yeneen i invité Miya Ndour ñu ngi lay remercier yow ak sa équipe yëpp macha allah ni ma koy waxee góor baax na jigéen baax na jërë ngeen jëf yéen mbokki téléspectateurs yi ñuy wax alhamdulilahi rabil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa salim jërë ngeen jëf